bilan bi ñu yàlla dénkoon ci sunu magistère 7 ans yi ak liggéey bu am solo bi nga xam ni dañ ko teg ci tëralin muy plan stratégique du plan de développement départemental ak implication membres yi nekkoon ak ñun ci comité électoral bi ñu defoon pour dem daagaan baatu askan bi ci département bi ak collaboration ak ndimbal ak tàllal loxo bu ñu képp kuy nooyee ci département bi jàppale muy maire yi d'abord parce que nag dégg naa fi Moustapha Sylla benn jour mu ni la victoire du département sera l'ensemble des victoires des communes même s'il y a un plus parce que nag la touche personnelle est là mooy jigéen ñi ñoo fal seen moroomu jigéen loolu mënuñu ko téye. Les titres de liste majoritaires et proportionnels de toutes les communes ñi nu investir mbokk yi xarit yi am di jàmm yi ak suñu coalition bi yépp ñoo ànd boole jàpp ku ne jàppal ma jàpp ba indi ndam lu rëy li nga xam ni tey fa tabaarakallaa ñu ngi ciy sant yàlla bu baax mais ndam li rëy na ba nga xam ni xam naa ne président fa mu ne war na sigi parce que bu ñu tànnee ñu def la mu bëggoon nam ko bëggee yàlla may ñu ci lii ñun dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin mais moom xam naa ni moom it sëggu ngeen baal ma rek comme man la yàlla defoon ñu jiital ma may doon plénipotentiaire bi mooy tête de liste bi ma santaat ci yàlla santati yàlla mooy alhamdulillahi ala kulli xaal di wax moo ñu may lii ñu am ndax épreuve la woon boo xam ne nii démocratie moo koy laaj ñu dem ba jëmmi jamono ñu war a dagaanaat baatu askan yi pour renouveler waat institution yi donc yàlla mi ñu may ñu def ko ci jàmm def ko ci ak dal kenn loruwu ci kenn bënnu ci kenn fofu ci yàlla ñu ngi koy sant bu baax ci loolu. maa ngi sant tamit le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Cheikh Mouhamadou Mansour muy sunu kilifa mais tamit di sant képp kuy kilifa diine kuy yeewoo ci département Tivaouane ak foo mënti bokk ndax yàlla dogal na bi ñu waree dem daagaan baatu sax avant ñu koy def jël nañ 10 jours yoo xam ni dañoo wër gox goxaat yi dem ci communes yi seeti leen jox leen seen wàccuwaay tàllal leen suñu loxo ñaan googu tey borom bi subhanahu wa taala nangu na ko maa ngi ciy beral ñaan famille maam Cheikh Issa Diène bu jénneeg lagan nga xam ne yàlla dafa dogal sama yaay dafa sëte tabaarakallah bu ñu nuyoo guide religieux yi sant leen gërëm leen di leen ñaan di ak ci ñaan gi ni mu nangoo ñu war a wax rek suñu kontante nag ci ndeyi mbilli ji ndax damay faral di dégg olof njaay naan bu dul woon ak tubay julli ñaaw waaye man duma wax tubay geño laay wax parce que boo solee tubay te amul geño foofu nga ko dul mën a takki am déet voilà donc kii ndeyi mbilli ji nag ki nga xam ni mooy geño gi yeewu tubay ji ba mu dang du kenn ku dul président Macky Sall waaw muy le premier des Sénégalais nga xam ni bàyyi na xel lool Tivaouane ak ñun ñii di ko fi nekkal macha allah mu jàpp ci lool nag ba tax na campagne bi lu ma ci mën la ci ëpp moo ma ko jox ndax xam na ni aw ma dara waaye ba ma jàppee ci yàlla moo ma jàppale ak ñeneen ñi ci dugal seen xaalis yàlla na leen ko yàlla rétribuer 1000 fois 1000%. donc di wax rek ndamu coalition la du ndamu kenn ndamu ñëpp la yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe suñu njort ba ñu eggale yéene askan yi nga xam ni yàlla moo ko teg ci suñu mbagg yi di remercier tamit population yi voilà population yi ñooy ndeyu mbili gi parce que bu ñu ko tëggoon te demoo leen voté ji tamit tey jii duñ fi toog di évaluer xanaa ko ne da ngay dem rek toogi sa kër yéen a yore seeni carte ndax ñun lu mu bëri suñu benn carte rek la ñu yore di ko sànni ak suñu carte famille donc soyez-en remercier sympathisants yi voilà ñëpp ñi ci dugal seen loxo mënuma pare nag te defuma benn mention spéciale ci parce que nag bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër tabaarakallaa mooy suñu frère bi di monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall nga xam ni daf ma accompagner ci alalam accompagner ma ci logistique accompagner ma ci ay idéem accompagner ba ma jël ndam li te xamul ni ba mu koy def fàtte na ni moom ndam li ñoo koy bokk
donc monsieur le ministre yàlla bu la kenn yërëm yàlla na nga dem ba sës yàlla na la yàlla fay loolu nag maa ko ci boole bokkul woon ci discours bi xam nga man damaa xaw a ëppal donc di nuyu tabaarakallaa membre conseil départemental yi nga xam ne ñoo war a dugg si ñu ngi leen di wax dara leen ak jàmm ñu ngi leen di wax tamit tàllal nañ leen loxo pour ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi ni ko équipe bi génn defe woon yaakaar naa ni bu ñu ko defee noonu ñun ñëpp ñoo ciy gañe ndax mënuñu am na loo xam ne ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo muy département bi donc na ñëpp góorgóorlu ba bu ci kenn bu ñu mujjee puso bi mu réer macha allah am na aussi effort yu considérable yu équipe bi génn man sax ci laa bokk xam naa damaa duggaat maa jot a dugg waaye waaw noonu la lecture bi man dugg naa parce que man j'ai un suffrage direct mais ñoom dans quelques jours dina leen fal xaw ma kan lay doon waaye incha allah ñoom it def nañ liggéey bu rafet boo xam ne nii moo tax lenge yi tabaarakallaa amuñu benn gêne pour jëlaat ko wala ñu passé ko ñeneen voilà ci réalisation yooyu ak investissement yi bilan bi nga xam ne nii moom lañu def de 2015 à 2021 te waykat ba way ko te am lu bari lu mu ca bàyyi parce que loolu xajul ci wayu 5 minutes loolu moo ñu may li ñu am ak plan de développement départemental bi nga xam dañ ko tëgg ñëw rek sësal ko ci plan Sénégal émergent parce que nag ñun démembrement de l'État la bu président de la République tëggee plan Sénégal émergent ñun dañuy tëgg loo xam ne nii dañ koy sës ci moom li mu wax loolu tamit lu ñu dimbali la ba ñu réussir de liggéey ànd kook ña ca war a bokk partenaires yi ci war a bokk ña ca war a ànd acteurs yi daal di koy sës ci boobu plan waaw daal di def cartographie département bi seet lu ci ne la nga yellool ñu commencé ko donc sunu action yi di ñëw identifier centre d'intérêt yi ak stratégie yi nga xam ne ni dañ ko war a def bu ci département bi yëpp loolu moom mooy plan bi moo joxe plan bi ñu tëgg ko ànd kook ARD l'agence de développement régional moo ñu indil résultat yi ñu def plan d'action yi daal di koy tëral saytu ko bu ci ne am suivi am évaluation am impact parce que damay faral di wax ni boo réaliser benn projet structurant nga mi ngi mel ni nga tabax hôpital baax na mais tabax hôpital njariñam dëgg mooy day tere nit bu feebaree mu yóbbu ko donc impact yi mooy li Chérif wax ci PISA bi bâtiment la ñi koy romb xamaguñu waaye bis bu commencé fonctionner dinañ xam impact bi donc li nu defagum yëpp ci conseil départemental bi impact réel la am ci dundinu nit ki parce que bu xale yi jàngul woon wala ñuy toog ci ay mool di jàng wala abri provisoire yi ne fi yaakaar naa ne njàng mi dina sooxe ba duñu am ay ëllëg ay mag yu taxaw yu yore suñu réew donc ñun conseil départemental bii génn noonu la ñu liggéeyee en conformité avec le plan de développement départemental ak bëgginu askan yi ak li nga xam ne ni suñ ko defee dinañ gis impact yi donc loolu ak yi ma limagul parce que discours bi bu ñu ko toppee dafay gudd mais yooyu daal yu baax yooyu moom la ñu jël rek ak malgré faiblesse u RSE responsabilité sociétale parce que ku xam conseil département Tivaouane am na potentiel am na énergie am na mine am na zircon am na tabarakallah potentiel agricole loolu lépp retombées yi gisuñu ko ci mais teewul malgré tout ça góorgóorlu nañ ba def bilan boo xam ni wax dëgg yàlla du ñu ni ñun rek ñoo ko def mais daal en tout cas di nga wër ba sonn Kaolack laa doon ragal ni Baba Ndiaye moo ñu xaw a raw mais bi ko président tabaatul laa xaw a ni xam naa maa ko raw ndax loolu tamit indicateur la je ne sais pas pourquoi le président n'a pas réinvesti le président du conseil départemental de Kaolack parce que chaque fois ñu dem fenn ñoo doon jël prix bu jëlee pay ma jël 2 mais daal loolu moo may wan ni ñun ñi am nañu lu ñu def as néew yàlla na ko yàlla barkeel donc vraiment loolu rek laay wax boo gisee tamit loolu la ñu mën ko jëluñu rek ci suñu xalaatu bopp daal di tëgg suñuy mbir dañu ko teg ci loo xam ne nii état bi moo ñu ko jox muy compétence transférée yoo xam ne nii 9 la limal naa leen ko léegi bu ma ko limaatee day xaw a gudd mais daal pour tout ça pour wane ni institution bu moom boppam la liberté d'action mais nag du tax nga def lu la neex li ñuy def yëpp état bi moo ko rëdd dans un plan nuñ koy waxee dans un code des collectivités territoriales nit ñu nii ngeen di jaar amuñu droit def lu ñu neex
donc loolu tamit nañ ko ci xam léegi nag li des rek mooy au vu de tout ça li ñu def noonu yëpp mooy ñu jéem a nag commencer liggéey fexe ba loolu ñu def ko ak beaucoup plus de cohérence boole ña ca war a ànd bañ a xeeb idée kenn parce que li may faral di wax rek sañ ko yow kese mën ko yow kese def ko yow kese bu la ko yàlla mayee waaye mën na la koo may feneen ci Sénégal mais du la ko may ci Kajoor gi moom bëgg nañu ko lekk bàyyi leen waaye boo defee bàyyi leen ñu def la liñ lay def loolu nag lu ñu am moo ñu ko may te ñun jàng nañ ko ba ñuy soog a ñëw ndax Serigne Abdou Al Amin moo ma ko dee keroog ba ma gañee conseil départemental ne ma yaa ngi ci réew moo xam dëkk boo xam ne nii looy def na nga ko waxtaanee ña nga ko war a waxtaanee te loolu fa laa tëgg sama tànk ba tey jii donc sama mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw mesdames messieurs maa ngi leen di xamal ni réalisation yooyu li muy baax ci sunu mandat ak mise en œuvre bi ak stratégie bi ak gouvernance bi maa ngi ñaan li ñu am foofu yàlla nañ ko yàlla may lu kawe suñu njot ci deuxième mandat bi ndax volonté bi mi ngi fi am bi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi suñu mënul on va utiliser le savoir-faire et le faire parce que le cerveau collectif est une réalité. Bill Gates, l'Américain le plus riche du monde, quand quelqu'un l'a trouvé dans son bureau mu toog mu jël benn ordinateur teg ko ci bureau mu ne ko mais yow li nga am ci fortune te kenn gisul lu dul ordinateur ci sa bureau mu ne lu may doyee bureau bu bari kayit te yàlla may ay nit ñeneen ñu mel ni man xam-xam ma mën a jël seen xam-xam jox leen ñu liggéey man ma yore benn ordinateur di ci planifier loolu rek déjà dafa doon compétence. Le fait que boo bëggee liggéeyloo nga wóolu ñi nga àndal nga délégué leen say pouvoir ñu liggéey la indi le résultat loolu rek c'est une compétence man xam naa ni plus ñuy dem loolu c'est une compétence te man je sais l'utiliser à bon escient parce que yàlla dogal na nit ku xam ku compétent la bien même si je ne le suis pas donc ñuy am nag ñoo xam ne nii dañuy daal di ni rëgg nag def une minute de silence xalaat leen parce que ñoo àndoon ca début ba dugg ci conseil bi passé yàlla jël leen ñun ñi fi des njàmbaar taxuñu fee toog ñoom ñi demit yaafus taxu leen a dem kon boog ñu xalaat leen tuuti mën naa cee lim góor gi Ousmane Gueye moom ci njëkk a wuy ji la bokk ci conseil bi yàlla na ko yàlla jégal di ci wax Abdou Aziz Ly nga xam ni c'était l'inspecteur émérite du département d'ailleurs la salle de délibération du conseil départemental dinañ ko jox turam ndax apport bi mu amoon ci conseil départemental bi ñëpp ko rafetlu woon yàlla na ko yàlla xare aljana ak Serigne Babacar Ndiaye le jeune militant engagé qui bëgg président de la République yàlla moom ko à la fleur de l'âge yàlla na yàlla jéggal ko te mu eggalee ndawam yowmal xiyaam li ci des nag mooy di leen wax rek ni seen jaam bi nga xam ni bañ naa ko ba sama bopp votre serviteur laa tuddee sama bopp duma mus a tànqam lu seeni askan tey laa gën a am disponibilité tey laa gën a am taxaw tey laa gën a am vraiment amour ci sama département tey laa gën a taxaw pour ñu eggale défi yu mag ñu dem ko te yàlla moom nekk lu fi kenn ku dul ku bëgg lu baax boo bëggee lu baax rek mu jàpp say mbagg nga dem élection yi wane na ko ndax bañ ciy dem tiitoon nañ waaye biñ ci géntee xam nañ ni yàlla rek a mën yàlla rek a sañ te seul le travail paye benn ñaq boo ko tuuree ci dara mën nga am yaakaar ni yàlla du la delloo sa loxo donc man mii di Seynabou Gaye Touré yàlla jiital maa ngi leen di wax ni tey laa gën a am disponibilité tey laa gën a yaatu dënn tey laa gën a xool tey laa gën a déglu tey laa gën a taxaw pour que bu ñu paree suñu mandat bi département bi bokk ci département boo xam ni kenn du ni kii dafa am kii dafa ñàkk muy équité territoriale dina fi am kenn du ni département bii di kii bokk ci danoo boddi yàlla na ko yàlla def ba ñun ñëpp ñu fekk ko di leen sant di leen gërëm yéen waa presse bi nuyuwuma leen woon ci discours bi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di taxaw rafetlu seen taxawaay di gërëm vraiment ñëpp mention spéciale Pa Modou Gueye wax na ko ci commune yi nga xam ne ni wax dëgg yàlla seen score moo yokk ci xar mi karaw te nag ku man lam yaskuri naas laa yaskuri la ku gërëmul nit doo gërëm yàlla kon boog ñoo ñëpp yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay lu ci waaye def rek yàlla na la ko yàlla fay di gërëm jigéen ñi nag borom musóor yi yéen a fi topp yéen a fi topp